sama asalaamaaleykum maa ngi tudd Adama Tamba jóge Parcelles nag may naan 6 heures ba léegi maa ngi fi rien que pour soutenir sama leader muy Ousmane Sonko ñu xam ne lépp luñ koy jàppee du dara ndax dossier bi ñëpp xam ne dafa vide ñun nag ñoo ngi fi gis nga nag lii day nasaxar réew nañu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi mooy seen jàmm waaw. li may waxal. ñu lii leçon la ñu xool bu baax ndax sañu Sénégal bi képp ki nga xam ne bëgg na suba doomam réussir ci li muy def mooy nañu jéem a jàppale Ousmane Sonko ndax li ñuy def teguñu ko fenn ki dem ba moo jëloon 3e position ñu bokkotee ci lu ñàkk fayda loolu teguñu ko fenn waaw. donc yow en tant que ku bokk te jege Ousmane Sonko. tey bu ñu ko téewoon mandat de dépôt tey lan mooy nekk réaction. looloo dul am sax dafa dul am mandat de dépôt ah déedéet loolu du am parce que loolu lu may yóbbante Macky Sall na bàyyi xoñoñal ñi na bàyyi jaay doole ñi te mu xam ne dëkk bi ñun ñoo ko bokk yem ñun ñoo ko taxawoon ba mu toll fa mu toll donc na xam ne nguur amul nguur bu dul jeex. xanaa nguuru yàlla mu wóor ko ni day wàcc Ousmane Sonko toog loolu moom mu neex ko mu naqadi ko waaw. maa ngi dëkk Thiaroye Géej Thiaroye sur Mer maanaam sunu teewaay fii maanaam man ñëw naa fi sax bu yàgg waaye mënuñu ma bàyyi ma dugg waaye garaaw lu leen neex nañ def 7 heures laa fi ñëw mënu ma fee dugg waaye maanaam li tax ñu ñëw fii mooy Sonko. képp ku fi ñëw na Sonko moo la fi indi waaye dinañ ñëw ndax Sonko mënuñu dañoo woo fii sénégalais yi daal di toog seen kër na dañuy déglu journal loolu xel nangu ko foog ñu ñëw buñ duggul dañoo war a ñëw duñ ko téye viol amul ndax ñun def nañ si jàngat bu rëy viol amul ndax xale bu jigéen boobu seytaane instant yi da koo dugg bu dul si ginnaaw sax maanaam am na te ba pare bari na maam lépp lu wër Macky Sall rek ndax xale bu jigéen bii boo xoolee si alxuraan laa lay indi ndax gis nga Firawna fi mu jaar demoon na ba ne maay yàlla loolu day feeñ day ñëwaat fii Sénégal. donc lay wax ñu lay seetaan tey ñu toog seen kër tey yow ñu déplacé wu ko sa kër am ñoo xam ne ñu toog seen kër ànd ak Ousmane Sonko. ndax Ousmane Sonko maanaam wax dëgg fa yàlla man Idi laa voteel waaye Ousmane Sonko maanaam nit ku baax la waaye nit ku baax nag moo mën a am lii tuuma foo mu am tuuma neex na xare da koy am mais dara Macky liggéeyul Macky dafa war a liggéey bu liggéeyoon maanaam bi yëpp du am. waaye liggéeyul. Géejawaay laa bàyyi waaw ñun dañoo ñëw pour apporter suñu soutien à Macky Sonko Ousmane Sonko. non je ne suis pas un politicien mais nag may ñaan benn affaire rek laay ñaan Macky Sall quoi parce que comme Macky Sall moom moo jiite ñëpp te moom mooy wax ñu def dañoo waroon wax séparation des pouvoirs mais comme séparation des pouvoirs amul te Macky Sall moom mooy wax nit ñi def otage yi mu téye na leen bàyyi parce que am na ci kenn koo xamante ne sama xarit la muy Ahmed Dee di jarbaatu Yoro Dee ancien ministre sonnoon ci Macky Sall trop 2012 daj lu ne instant bi muy enseignant war a jàngale instant bi ñu ngi ko téye depuis le 8 mi ngi ñu téye te Fuuta la dëkk mi ngi dëkk Kanel téewuñu ko dara dafa ñëwoon kër Ousmane Sonko di ko soutenir mooy le 8 boobu noonu passé te boobu dara xew fa loolu violence bi ñuy wax yëpp ñoom ñoo ko indi nit ñëw taxaw di résister di wax ak journalistes yi ñu jékki-jékki commencé sànni ay lacrymogène foofu la coow li commencé Sénégal nag li ñu war a wax moom mooy fokk Macky Sall déglu ñu bum ñu tànkamlu ñu ngi wax ak moom boobu ba tey mu ne affaire privée la mais foog mu déglu ñu te xam ne ñun dernier mot ñun ñoo ko fal loolu foog mu xam ko te tamit na xam ni patriotes yi ñu ngi fépp
patriote yaa ngi ci gendarmerie ñu ngi ci police ba ci biir palais patriote yaa ngi fa loolu il faut mu xam ko mu jéem a def loolu ci xelam te Ousmane Sonko mii bu yàlla nee day falu bu yàlla nee du falu loolu na ko xam bu ko tëjoon posone ko yàlla na du loolu amul fenn amul suñu benn loi buy wax ne dañoo war a def demande dañ leen war a yëgal non mbas mi tey moo waroon a tax dossier bu vide bi ñu jël ko teg ko ci suuf classé ko comme ni ñu classé yeneen dossier yoo xamante ni ñoo ëpp importance dossier 94 milliards yi ñu ngi fi kenn waxu ci dossier wu Aliou Sall mi ngi fi kenn waxu ci y'en a d'autres kenn waxu ci dossier bii nii nga xam ne dafa vide certificat médical bu taxawee ne rapport amul mais viol fan la mën a amee témoins yi ñëw décharger Ousmane Sonko mais waroon na jeex ñu jël lépp teg ci suuf noppal ñëpp mais policiers yi sonn nañ ñun ni ñu sonnee nii noonu la policiers yi sonnee noonu la gendarme yi sonnee noonu la nit ñi sonnee ñu bari liggéeyatuñ mbas mi waroon na tax ñu jël lépp teg ko ci suuf te tamit may wax ak juge bi may wax ak moom di ko xamal ni boobu ba tey nit ñaa ngi naan wóoluwuñ juge mais waroon na sauver honneur am pour la première fois tey mu war a dégg gàcc ngalaama comme ni ko gendarmerie déggee. voilà pour la première fois juge yow laay waxal juge d'instruction bi yow laay waxal pour la première fois Macky Sall fa nga nekk noonu tegu la fa yàlla moo la fa teg da ngaa liggéey am say lijaasa deful ci yow dërëm say parents ñoo la fayal nga sonn ci ba toll fi nga toll am say lijaasa si wóor nga tegu foofu yorul sa wërsëg yorul sa dara yàlla moo yor sa lépp boo fa waree jóge da nga fay jóge boo fa warta jóge doo fa jóge ku la wax ni 2024 dina la fekk sauver sa honneur bu la Macky Sall wax defal lii nga def ko bum la ko wax nga def ko seetal lii yoon nga atte ko pour la première fois nga dégg sax gàcc ngalaama comme ni ko gendarmerie déggee. da nga jàpp ni justice bi mën na jaaree ci affaire non justice bi day dem à deux vitesses loolu ñëpp xam nañ ko yow yaa ma ko gën a xam yow mi ma koy laaj ñëpp a xam loolu parce que ay dossiers jaar nañ fi dossier Karim Wade mi ngi fi lan lañ waxoon créé la ñu créé jàpp 25 personnes kan lañ ci téye Karim Wade ñi ci anuñu am na si ñoo xam ne instant bi ñu ngi ci gouvernement bi dossier Khalifa Sall mi ngi fi ah am nañu ci nekk ministre kon mu ngi noonu te moom taxaw na 31 bi ne am na dossier yoo xamante ni man maa ciy teg sama loxo wax na ko fi ñu dégg kon bu mu tànkam lu lii bu mu ko tànkam lu bis bu ko tànkam loo yàlla mën na lu ne de yàlla mooy joxe nguur de mais bu ko waree jël da koy jël de te mën na ko jël ci lii teg naa Ousmane Sonko pour Afrique la parce que li muy lutter pour Afrique la lutter wul pour ti armée bi ma leen di yóbbante policiers yi gendarme yi ñun ñëpp am nañ ci ay mbokk am ci ay xarit ñu nekk ci biir koo leen fi gaañ wala yéen tamit kuñ ci gaañ moom mooy ay mbokk la yuy gaañante rek Macky Sall bu mu leen jaral loolu bu mu leen ko jaral na ngeen xool li yoon ngeen gunge ñu ñu taxaw résister. Yankoba Badji dëkk Mermoz Sacré-Cœur responsable politique du Parti démocratique sénégalais. kon boog yow bu ñu jàngatee sa wax kujje politique bi nga bokk. si kujje politique bi laa bokk. Parti démocratique sénégalais responsable Mermoz Sacré-Cœur. tey la ma waral sa teewaay fii. sama teewaay bi si lii ñëpp gis à l'encontre du politicien Ousmane Sonko mi ngi jël ampleur. je sais que lii nekkul woon problème bu doon ñun nekkul woon problème mais nguur gi dafa bëgg a siiw il faut que à chaque moment ñuy attaquer les politiciens di leen charger si loo xam ne lu amul sax du fondewul man maa la ko wax tey dama ne Ousmane Sonko a été chargé pour problème de viol bu duggee si biir juge d'instruction bi doo dégg viol kooku man maa la ko wax du loolu le dossier est vide. Et puis, la gendarmerie, menant les enquêtes, à un moment, ils ont interrompu. Et puis, nous avons affaire dem assemblée, taf, nous avons dit, nous avons enquête bi paré. Et puis, problème X. Mais politique, c'est clair. La politique, ça se fait dans la rue. La politique ne se fait pas dans des chambres ou dans des maisons. La politique, c'est au dehors. Donc, il faut nous l'alanter pour équilibre. su ñu ñuy dogadee seen kër état bi kii nguur gi laa wax de lu ñu bëgg dañ koy am il faut que gars yi génn defante ak ñoom ñu négocier ñu am équilibre. li ma yóbbante président na bàyyi suñu justice mu indépendant mu libre je dis la police la gendarmerie l'armée il n'est pas là pour les institutions il est là pour le peuple sénégalais
Et c'est le peuple sénégalais qui détient le dernier mot. Et la justice va rendre la vérité au peuple. Et le peuple est là. Le peuple est instruit. sama tawaay mooy dama ñëw pour jàppale Ousmane Sonko parce que lépp tuuru El Hadj Omar Badiane lépp tuuru waaw parce que dëkk bi dafa war a jaar ci yoon. Macky Sall amul lu mu waxul fii Sénégal te dara fekk ko ci na armée bi nekk côté du peuple wax na ko fii na jàmmaro du ñàkk nañ déloger Abdoulaye du ne wax na ko fi te jàmm rek la am kon tey ji benn càgga rek càgga du tax état dépenser ay milliards pour protéger benn càgga c'est pas possible mënul nekk waaw mënul nekk non loolu moo am sax moom moo am non ren nañu responsable à Pastef yi te amul coow bi violé ko amul coow bi kon pourquoi benn càgga ñu protéger ko borom salon bi amul sax protection waaw d'accord jigéen la ok mais la mooy problème Macky Sall dama yaakaar ne ñu ko wër ñoo ko liggéey ba xamatul fu muy taxaw parce que ñoom ñoo def seen tooxi doona ñoo def seen tooxi doona di xaar ko leen protéger ba dañoo liggéey Macky Sall ba xamatul fu muy taxaw ba muy dugg ci jeu bi ci kawam léegi këpp dama mën a sénégalais affaire bi du xeex affaire Ousmane Sonko affaire Sénégal yëpp la parce que bu paree Ousmane Sonko ci kanam la jëm te loolu duñ ko seetaan li ñu xeex ba toll fii di tey lañ koy perte waaw di nga bésu dee ku dund da ngaa ko réewul